sentiment bi ma si am sama yaram je crois que je l'ai senti depuis ce matin ba léegi dama am ay frissons sama yaram day daw parce que xale yu ndaw sax bu ñu ma rombee di ma féliciter di ma remercier loolu ça fait c'est terrible je peux même pas l'expliquer su ma koy expliquer dafa difficile je préfère laisser comme ça parce que c'est un peu émotionnel quand même waaw c'est vraiment émotionnel xale yu ndaw yi am 3 ans romb ma di ma langaamu di ma féliciter naam jërëjëf. alhamdulilah rabbil alamin tey daal ci gàttal bésu sant yàlla la ak mbégte taxawoon nañ fii di tàmbali ci mbir mi néegu yàlla bi ci bismillahi rahmaani rahim bés yàlla sunu borom may ñu tey ji nii eggal ko si alhamdulilah rabbil alamin ba joxo si sunu farati bu njëkk bii di tisbaaru yàlla gi kontante ak mbégte di ñaan sunu borom bërëb bi tëdd bii nu taxaw nii lépp luñ fi jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu di ñaan sunu borom yàlla nañ fi yàgg teewee at yu bari di fi jaamu sunu borom di fi joxe suñu farata di ñaan kilifa yeeg dëkkandoo yeeg am di jàmm yeeg ñëpp daal yàlla dafa leen jàmm dafa leen tawféex di gërëm tamit sunu xarit sunu dëkkandoo ci nga xam ni bëggul nu koy tudd mu Cheikh Ahmed Tidiane Seck ndax lu njig njaag te mooy njaag ak mbokku julit mi nga xam ne dugal nga sa dërëm yàlla muy am fay yàlla fay ñu la ni ñu kontaan daal di bég ci lii parce que loolu moo doon objectif bi loolu doon ñaan buñ ko tojee nañ ko defar nañ ko defar bu mucc ay boo xam ne du ma wax Médina mais Sénégal yëpp ci kontaan yii dafa war a bari ci gox bi te yàlla na ko yàlla bari kontaan nañu daal loolu rek laa am lu may wax. lan la wax ñi nga xam ne contribué nañ tey ci liggéeyu jàkk mais ñi contribué ci liggéeyu jàkk ji seen bopp lañ ko defal ndax jàkk ku ci def sa dërëm yàllaa lay fay te yàlla bi mën a fay moo leen di fay ku ci def ak ku ci yéene ki ci dugal ak ku ci dugalul yëpp dinañ am fay di leen ñaanal nag lii ñu def yàlla na leen ko yàlla fay. parce que di nga ci jàkk ñu jàpp mu def 15 ans de pare mais ñun on a un bienfaiteur le bienfaiteur c'est Cheikh Ahmed Tidiane Seck moom ak jabaram ñoo liggéey bi boo xoolee on est à 378 millions et nga xool les contributions ne font pas 23 millions en tout et pour tout donc ça veut dire que liggéey bi yëpp moom la donc bienfaiteur boobu la ñu am mais ñaan yàlla ni ñu ko amee ñun yàlla na ko ñeneen amee wala moom it yàlla na ko yàlla may doole ba mu mun ko defal ñeneen mais tant que amuloo bienfaiteur bu ko def ay cotisation ay kii ça ne fera pas l'affaire ça ne fera pas l'affaire on a eu la chance de l'avoir ñu koy ñaanal yàlla defal ko jàmm moom ak soxnam parce que moom il a débuté les grosses œuvres soxna si ñëw def la finalisation des travaux donc loolu ku ko amul ci liggéeyu diine fii doo dem il faut que nga am un bienfaiteur bu mën a ñëw rek appuyer jàpp si mais sinon jàkk mën nañ ko tabax muy def 15 ans 20 ans de pare fi stabilisation je dis bien je reprécise que tabaxul jàkk loolu moo war a tey jii ñun bañ koy liggéey tous les moyens étaient là lu ma demande si moyen ñu jox ma ko non seulement j'étais le coordonnateur mais je faisais partie des signataires man ak doomu Cheikh Seck ñoo yoroon le compte parce que gestion wu jàkk ji c'est la gestion des travaux qui n'a rien à voir avec la gestion de la mosquée gestion des travaux bi nag man ak doomu Cheikh Seck ñooy les signataires donc nous on recevait directement l'argent de Cheikh Seck ou de sa dame madame Amine ki Adama Ndaw yàlla na ko fi yàlla bàyyi may ko wér alors di ko jox nag les entreprises c'est comme ça qu'on a travaillé moo tax ñu aboutir à 18 mois de travaux. kon ki jëf lii nga xam ne dëkkaale la mbokk mu baax la ku am taalibe la ku am yërmande la ku fonk doomu aadama la ku bañ ko wax dara lu muy def da koy def te yàlla rek tax kooku nag bu jëfee lii nga xam ne bi mu mujjee ñëw ci mbooloo mi moo mujjee ñëw moo njëkk a dem bëggul kenn ko wax dara kon li mu def yàllaa tax waaye kooku nag ñu tàllal suñu loxo ñaan tabaraka wa taala yàlla guddal fanam yàlla sàmm ko yàlla yokku suturaam yàlla jàmmal ko loo xam ne lii su amee téq la téq ña nga xam ne nii mooy gox ba téq addina boobu muy dund kooku jar na ñaanal yàlla lii daal yàlla na ko yàlla may sàmm yàlla yokku suturaam yàlla jàmmal ko tubaarkàlla waaye li gën a neex mooy woy juróom bii ko fekkee jaloore borom da koy fekke ñu ne ñu ngi inauguré jumaa ji ñu ne ana soxna si ñu ne mi ngi ci biir loolu daal dëgg-dëgg ci sant yàlla la bokk. ku gis li xam na xaalis am na dem na ci c'est une vérité mais le plus grand problème bu ñu am mooy l'entretien est-ce que vous avez réfléchi par rapport à cela? Mais bien sûr qu'à partir de samedi on va mettre en place un comité de gestion dans les préliminaires on en a parlé la dernière fois suñu ay réunion
mais surtout le comité de gestion moi-même nga xam ne xëy na aw ma jot je me suis porté volontaire je vais me proposer maanaam damay bokk ci comité bi lan ngeen may jox da ngeen may jox l'entretien la maintenance l'entretien et le suivi parce que loolu la liggéey naa ko pendant 20 ans sur sama service j'ai été responsable des entretiens et cetera donc je sais comment faire loolu moo ma permettre ma mën a suivre ces travaux là sans problème donc moi-même je vais me proposer pour l'entretien parce que c'est un budget comme ça un joyau comme ça du ay caaxaanantu il faut vraiment bien suivre ça et puis ba pare boo xoolee communauté yëpp si nekk on l'a climatisé def nañ si lu ñu si war a def nañ ko si ça veut dire que lii dañ koy suivre du ay liggéeyu dimanche mais c'est un travail quotidien de tous les jours. di kontaan loolu nag si li nga xamante ne bañ koy tàmbalee dañ ñaanoon yàlla tàmbaleeg si bisimilahi rahmaani rahim eggaleeg si alhamdulilahi rabbil alamin yàlla dogal tey ñu fekkee ko di ko inauguré si alhamdulilahi rabbil alamin ku ne xam ne tey alaaji Maguette Seck di Pape Cheikh Seck mi def lii kontaan na alaaji Ousseynou Seck Pape Mbagnick Seck sama baay Amadia Jafay baay ñangaan Fay alaaji Malick Fay alaaji Maguette Diagne mënuñu lim ku lim doo matal ñoom ñëpp tey kontaan nañ ndax l'islam am na ndam ndax seen doom yiñ fi bàyyi ñoo tabax lii tey ba ñu koy inauguré ñu ngi sant yàlla bu baax. xam nga ñun gox bi avant sax ñu koy def jumaa ku ne xam ne jeunes yi fi nekk ñu mën nañ si lim rek Abdoul Aziz Dabakh Seck Abdoul Aziz Ndiaye ñoom ñëpp ak ñoom Mansour ñoom ñëpp ñuy àndal chaque dimanche dañuy àndal seen mag bu ñuy wax Maguette Diagne ak Mamadou Diagne ñu yor entretien jàkk ji si wàllu entretien wàllu nettoyer sàmm jàkk ji daal bu ñu demee nag tey ba daanee jàkk ji yëkkatiwaat ko def ko juma am nañ yaakaar ne jël leen yeneen matuwaay yoo xam ne dinañ gën a sàmm entourage yu jàkk ji sàmm biir jàkk ji sàmm lépp te defe naa yooyu yëpp waxtaan nañ si def nañ ay réunion ba yooyu yëpp ñu préparé nañ ko d'une façon boo xam ne entretien bu mat sëkk dina am si jàkk ji ndax ku xool lii xam ne wax dëgg yàlla alal dëgg moo ko def waaw kon nag foog mu am entretien kon nag waa quartier bi seen yëf la ñoom incha allah dinañ def entretien ba mu mat sëkk waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Ousseynou Ndoye mention spéciale ndax moom moo doon taxawee liggéey ak ñu nopp si ginnaawam te liggéey bi bañ ko dénkee dafa yaatal bàyyiwul kenn dafa yaatal xeebul kenn te si njëlbeen nag waxoon naa ko nee naa ko bu dee mës naa seddal sama xolu waajur man Ousseynou ba mu ñaanal ma ba yëg demam ba woo ma wax ma ñaanal ma liggéey bi di nga ko eggali si jàmm ak salaam ba ñu taxaw ba inauguré ko li ma ko waxoon nag alhamdulilahi rabbil alamin yàlla def na sutura loolu moo am tey mention spéciale Cheikh Ahmed Tidiane Seck ak ñi nga xam ne tamit jël nañ seen dërëm def ko si jàkk ji ndax yombul de jàkk bu mel nii nga tàmbale ko même pas at mu pare kooku dañuy def lu dul sant yàlla. lan ngay wax ñi fi dëkk nga xam ne pratiquement maintenant am nañu une chance d'avoir une grande mosquée boo xam ne mën nañ fi di julli maintenant ajjuma. mais ñi fi dëkk dañuy sant yàlla xam nga ñi fi dëkk fii de tout le temps ñi fi dëkk de tout le temps ñoom ñoo yore woon jàkk ji ñoo ko mos a yor moo tax man ne yéen bu leen ci teggi seen loxo parce que bés bu ngeen ci teggee seen loxo ñeneen ñi ngeen yaakaar ne dañ koy yor duñ ko yor ñoom ñoo fi mos a dëkk ni ko suñu papa yi yoree woon suñu ndijaay yi yor ko xale yi dañu ñëw tey juddu màgg di ko yore noonu ñoom nag nee naa leen da ngeen di yaatal boole si ñeneen ñu ñëw affaire bi gën a neex donc ça veut dire que am na fi benn daayira boo xam ne moo fi nekk daayira boobu macha allah ñu ngi def liggéey bu mucc ayib xale yi yor ko ñoom Abou Si ñu ngi fi ñoom Abdou Aziz ñoom Modibo Koné ñoom Mansour Paye imam Maodo Mbaye waaw ñoom Déthié imam Maodo Mbaye vraiment jiite daayira boobu donc ñoo yor jàkk ji tey jii luñ fi mën a def rek si wàllu entretien si wàllu lépp organisation et tout ñoo ko yor ba jumaa ji nga xam ne moom la ñu war a ubbi le 2 incha allah seen loxo lay teguwaat ñoo koy organiser ñun dañu nekk fële rek toog di leen c'est à part que li ma wax rek na man damay dugg si commission wu maintenance entretien et suivi ça c'est important et ça je vais veiller sur ça. Quel sera votre dernier mot? di sant yàlla di gërëm ñëpp parce que tey jii bañ may dénk la coordination de ces travaux mënoon na am ay tiraillement mais l'unanimité ñëpp dañu taxaw a ànd seeg man d'accord ñu ne comme Ousseynou Ndoye ngeen koy dénk ñu ñëpp nangu nañu loolu dafa sedd xol moo tax je n'ai pas droit à l'erreur di leen gërëm nag waa koñ bi waa gox bi c'était un projet communautaire on l'a fait on l'a réussi gis nga tey jii waxuñu sax juma mais julli rek tisbaar mu fees del ba si kaw fees maisani mi fees dañ koy sant yàlla di wax ne maa ngi gërëm ñëpp suñu mbokk laayeen yi ñu ngi fi aussi ils m'ont toujours encouragé vraiment je salue tout le monde
seedeeloon ko projet jumaa ji bi mu ñëwee daf maa woo ne ma Pandaw daal dama bëgg ñu am jumaa ji gën a rafet ci Ndakaaru muy yéeneem yàlla yeggali na yéene ji yàlla mi mën a fay yàlla na ko fay képp ku fi julli wax fi allahuma yàlla na ko buur yàlla nangu yàlla na ko buur yàlla fulandil la mu ca def mu multiplier ko ñun ñëpp ñu fekk ko vraiment daal kontaan nañu te nag on a l'habitude ci kër la ñuy yëngu maa leen tabaxal seen kër ñoom ñëpp ñuy defar kër yi mu gën a rafet moom nag mu am yéene néegu yàlla bi na gën a rafet kër yi ñuy def donc nag on peut nit ki yéeneem dong la am lay yeggali nag ci loxo suñu borom la ne on a fait de notre mieux nit ki mënul def au-delà de sa capacité si on pouvait faire au-delà de ça it ñu def ko di ko ci sant di ko ci ñaanal di ñaanal it kii nga xam ne maître d'ouvrage bi mooy Ndoye waaw lu mu ci def rek xeet na ko vraiment daal ñu yal na yàlla yàggal seen ab ànd muy Modou Fall muy moom ñëpp ni ñu ko àndee yal na ko seen njaboot àndee waaw lu ñu mën ren yal na ñu mën déwén lu ko ëpp waaw jërëjëf vraiment daal moom la waaw jërëjëf ndax moom mii def naa ni ci kër laa bokk te Ousseynou May sama cousin la yaayam ak sama yaay ñoo bokk benn ndey sama dama ñëw fekk ko fi muy sama mbokk mais mën naa wax si mosquée yi may jot a visité yëpp vraiment mosquée bii bu amee Ndakaaru bari ça fait partie des plus belles mosquées yi ma gis ma teg sama bët macha allah yàlla yàlla mottali mooy néegu yàlla ma ne ko yàlla yàlla mottali yàlla yàlla sàmm luñ fi jaamu yàlla mu néew mu bëri yàlla nañ ko yàlla nangul allahu akbar buñ fi def yàlla na ko yàlla nangu asalaamaaleykum buñ fi def yàlla na ko yàlla nangu ndax kat juddoo ci koñ yaroo ci koñ màggee ci koñ jëf fi lu ni mel alhamdulilah man de sama jumaa bi may tabax maa koy jiite waaye tabax jumaa joo xam ne doo fa jiite doo fa liqaam nodduloo fa jottali woo fa nga def ko fii sabilillahi ndax lan mag ñi ñoo ko sampoon maam Alaaji Malick moo tuddee fii Medinatu Munawwar Alhaaji Mansour moo tegoon xeeru jàkk ji waaye sëñ Mbay Si Mansour mi nekk fii xalifa keroog bi ñu ñëwee war a commencé liggéey bi moo njëkk wu génne wërsëgam di ci def yëkkati ay millions di ci def bi mu koy def Cheikh ne ko déedéet papa dañu wax nga ñaanal ñu mu ne hé nit bu lay defal mën nga koo tere waaye nit buy defal boppam doog ko tere te man fii dama fii ñëw di fi julli kon nag dama koy génnee defal ko sam bopp ndax ku yëkkati sa dërëm def ko ci néegu yàlla yàlla tabaxal la kër ci aljanna te bëgg naa am sama kër kon nag ñëpp ñi ci jàpp yàlla gis na yàlla fay yàlla nañu yàlla may fekkee ba vendredi 2 ñu ñëw ubbi jumaa ji Ouzin yaag ñi toppoon sa gannaaw yëpp yàlla gis na li ngeen def yàlla na leen yàlla fay waaye nag yokk leen muñ yokk góorgóorlu xam ne lu baax ngeen di def di ngeen ci dégg lu ne waaye borom xol yu sell yi ak yu set yi ñoo dul jeex ñëpp a leen bëgg ñëpp a bëgg a def lii man de lii sama koñ laa ko yéene woon lii fi rafet lii billahi jumaa Liberté 6 laa ko yéene woon waaye fii la ko yàlla def fii la ko yàlla def man de man maa ko yéene woon sama jumaa Liberté 6 waaye fii la ko yàlla def yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla aar leen allahumma salli wa sallim ala talaati alxaqi bilxaqi kanzi al-a'zam ifadatika minka ilayka ihatati nur al-mutalsam sallallahu alayhi wa ala alihi salatan tu'arrifuna wa tusiluna biha iya wa taghfiru lana biha dhunubana wa tarhamu biha mawtana wa taqdi lana biha hawaijana wa hawaij al-muslimin wa tu'allifu biha bayna qulubi al-muslimin kama allafta bayna ar-ruh an-nurani wal jasad al-ghulmani wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi. Abdou Ndiaye jërëjëf. Dap Médina, je vous remercie beaucoup. Vous êtes là toujours. Comme li ma ko waxee vous êtes là toujours présent dans les événements comme ça yàlla na yàlla jàppale lépp loo xam ne ñaan nañ ko fii yéen yàlla na yàlla def mu daal seen kaw yàlla musal leen si seytaane waxoon naa leen ne leen seen lii da ngeen di ñaan yàlla ba mu nekk télévision bu rëy am si rajo am ci lépp ba ngeen ciy def ay embossement yu bëree bëri yàlla nañ ko yàlla may Coly Malick je vous remercie beaucoup.